dañuy résumé. day faral jël bagaasam yi daw génn seen dëkk dem ci àll bi ay jinne ñoo ko dugg ba ñu ñëwee fii seetal naa ko wax naa waa juróomi dèjà instant bi jinne bi moo fi nekk nee na pexeem yàqu na woy xeegam yooyu feram bon yi mooy sama pexe yàqu na jinne bi nag moom laa doon waxal fi depuis sànq xale bu jigéen bi jinne bi moo ko dugg jinne bu bon sax léegi du bëgg mu nekk ci biir dëkk bi ci àll bi rek la ko yóbbu jinne wala kaana bu maanaam yàqal na ko ñaari sëyam mbokka mi loolu la ñu wax léegi nag maa ngi doon discuter ak mbokka mi pour wàllu fay bi léegi ñoom bu ñu indee li ma leen laaj ma faj ko parce que nee na yóbbu nañ ko fu ne pour mu faju mais munul wér daal nee na munul wér waaw parce que li ko topp ay jinne ñoo ko dugg ci àll bi léegi nag jinne xam nga jinne dafa garaaw dugg ko ci àll bi léegi jinne bi du bëgg mu nekk ci dëkk bi chaque jour daf koy xiir ci àll bi rek ci àll waaw léegi nag mbokkam yi ñoom ñoo ci des wax naa ak ñoom prix après dañuy dem lijjanti loolu ñëw Imo nee na woy xeegam yooyu feram boni maanaam woy sama nda yooyu sama pexe jeex na kon jinne bu bon moo ko dugg mbokk yi gis nga ko ñu ngi amati mbégte di leen ziar ngeen jinne bu gis bon moo ko dugg ci kanam xalif général le roi yooyu feram boni médecine mooy sama traditionnelle nda du yooyu monde sama pexe jeex na léegi nag mbokkam yi bu ñu d'accordé pare rek ñun ñu faj parce que jinne bi daf koo dugg ci àll bi léegi jinne bi daf koo jëlee ci dëkk bi di ko yóbbu muy fanaan ci àll maanaam du nangu fanaan ci dëkk bi n'est-ce pas ah mën nga laa yàlla booy bi ñu expliqué la moom dina leen gën a expliqué tuuti ci lu mu xam ñu ngi ziar delloo ziar bu wér. na ngeen def sant yàlla bu wér. ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi ak fan ngeen jóge man Mody Sow laa tudd. Mody Sow. fan ngeen jóge Tatki. Tatki. Dagana. Dagana alors lan nga ñu mën a wax ci lii Man moom kii moom day ji saa yi jooy kon ni nga ko gisee nii rek. day def fitna. waaw yóbbu nañ ko fu nekk moom. dem ngeen ci sëriñ bu ne yóbbu nañ ko sëriñ bu nekk moom. yóbbu nañ ko sëriñ bu nekk. mais amul tan amul tan moom. lan la ci yow amul tan. sama rakk la. waaw ngeen bokk sama doom baay la. sa doom bay la waaw sama rakk la sama doom baay la. presque 2 ans. 2 ans 4 mois. 2 ans yëpp yéen a ngi dem ci ay sëriñ mais dara waaw 2 ans yëpp ñu ngi dem ay sëriñ dara sottiwul dara. nan ngeen def ba xam fii fii de benn waay rek moo ñu booleeg moom. waaw man mu leen wax daanaa gis sax ci internet bi daanaa dugg kii nii di tapé. daa sax page am. actuellement jinne bi mooy wax loolu nii jinne bi dafa dugg ci àll di manipuler du bëgg mu nekk ci dëkk bi du bëgg mu parce que xam nga woy xeegam sama pexe yàqu na woy sama nday yooyu sama pexe woy sama nday day yàqu maanaam fii maanaam ku fi ñëw pexe day yàqu mooy kër Thierno Moule Sow muy dëmm muy jinne muy rab muy nit ku bon muy ku mu mun a doon soo xasee ba ñëw ci man pexe day yàqu maanaam mi firtar feerema maanaam damay ni ñu ko waxee ci olof mi firtar feerema maanaam damay maanaam sa pexe dama koy fecc maanaam bu doon da nga génne dama koy fecc waaw damay waaw mooy mi firtar feerema maanaam moom laa kii daal léegi nag ay mbokkam ñoo ci des bu ñu jubóowee ñu faj loolu la n'est-ce pas loolu laa bëggoon leeral tuuti rek ngeen xam walla ɗo a yoɓat safre
nee na ba xam dama koy faj ba mu wër mu doog a fay loolu amul fenn da ngay fay ñu faj safreede safreede e suksellayno gis nga wiki ɗum kam allah andi wiki kam ma sellu n'est ce pas ɗo kala ara ɗo safrata ha sella sa sellata safratake gis nga komi caforoɗo komi caforiɗo hedde sernaɓe hedde sappo mbeɗa yoɓa ha laaɓa kono mi dañani hen cella nene dem na faju ci fukki sëriñ fay nañ leen mi dañani hen maam ñooñu nag kam fof gasi hen ha laaɓi mi dañani hen benn cella wona gotum maam ñooñu duñu benn ɗum tagui ɗum ɗo joni mbeɗa waɗa ɗum beele mi haalde beela haalde hen wona wiki mben joɓa ha para wiki ka yooɓi inchallah siko allah jaaɓi ma waɗa ko cohluɗa ko ma itta fo laaɓ tos hay dakettake mum ɗum kay sen famodiri kay eyi wiki siki wika ari ken famodiri tan inchallah siko allah jaaɓi ma itta fo ha laaɓ tos hay dakettake hay dakettake est ce que daan na seetaan vidéo sëriñ bi mais yow daan nga ko seetaan boy bi daan na ko est ce que yow daan nga wax nga ko moom li ngay yow doon seetaan di ci teg sa bët waaw daan naa ko gis daan naa waaw mais li nga doon seetaan di ko gis ah est ce que wax nga ko non dama bëggee bu ñu demee suñu kër ma tegal ko vidéo moo ma xool ma bàyyi ko mu seetaan waaw mu xool quoi waaw mu bàyyi ko mu seetaan léegi man moom vidéo yu may seetaan yëpp moom waaw dañuy seetaan vidéo yi waaw damay yàgg a dem bonaas seen kii laa sax damay abonné damay partage ci abonné yi waaw ci abonné yi laa bokk damay seetaan vidéo yi kon moom sa xam na li xew ci kër gi kon yow xam nga li xew ci kër gi xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax xam naa ko de bu ñu nekkee parcelle waaw kay waaw yàgg nañu topp daan naa muy sëriñ Thierno Moule Sow daan naa seen de bu ñu nekkee parcelle Macha Allah. avant chaîne bi nekk TMS bii nii ah son nañ demoom léegi ñoom lan la ñu wax lan la maire bi doon wax léegi maire bi dañoo laajte rek ndax buñ incha allah buñ indee lu mu wax ñoo laajte ndax buñu waaw bu indee lu mu wax rek incha allah ndax da koy faj loolu fii de xam nga mooy kër Thierno Moule Sow waaw lu mu moom defe naa ni jinne bu fi dugg fii mooy terminus bi jinne bu fi dugg doo génnaat loolu moom dama kaa yàgg gis dama kaa yàgg dégg moom waaw moom mooy kër Thierno Moule Sow nu muy def nii di jooy noonu la doon def chaque jour. waaw non nekkul chaque jour mais daan jig saa rek day dikkal day ji saa rek dikkal waaw di wax wooy yegam yooyu. waaw day jooy rek parfois mu yee fenn di wax waaw amul yeneen ay fitna ak ñoom seen ak yooyu muy def non déedéet à wala part ay violence ak yooyu non daan def violence non waɗata dara woyat tan ha safta day jooy rek ba sonn génn dem yoonam génn jël ba day jooy ba sonn jël bagage am génn dëkk bi jël bagage am yóbbu ci àll ba bu génnee dëkk bi nag génn bi dëkk bi nekk dem fenn nekk fa 22 jours wala 20 jours gis ngeen ko gis. toog foofu nag kenn du ko gis waaw léegi bu jàkk saa bu toogee foofu bu ko soofee rek mu daal di génnaat dëkk bi demaat feneen dégg nga encore jinne yi ñoo koy def loolu xam nga xale bu jigéen loolu bu yéen toll jaxalu nii jékki-jékki jël sa bagage dem ba ci àll ba nekk foofu jaaxal nañu moom ay 22 jours jékki-jékki ba mu soof la nga jóge foofu demaat feneen xam nga ne nit simple du def loolu li mu àndal la parce que jinne yi dañ ko dugg di ko yóbbu ci àll ba di nekk ak moom foofu su yàggee mën na disparaître ba mbokkam yi dootuñu ko gisati parce que parfois da ngay gis ki nga xamante ne dañuy jékki-jékki rek ñu ne mbokkam yi gisatuñ ko xamuñu ci mu lekk comme genre yi la rek parce que jinne bi dañ lay yóbbu mun nañ la jékki-jékki rek yóbbu la nga disparaître kenn dootu la gisati ci àdduna bi fekk na yóbbu nañ la ci seen i mbir mës na am borom kër mës na am ñaari borom kër kay ñaari borom kër ñaari yoon ñaari yoon kay ñaari yoon ñëpp dañoo tas dañuy bañ waaw ana ñu ñoom ñaar kay dem nañu kay moom kay mooy bañ day bañ ba lànk ah mosul tam sëy. waaw day bañ ne du day sëy. bañ ba lànk bañ ba lànk mu àndal la day bañ waaw ba lànk jinne bi la jinne bu doy waar la àndal macha allah kon nag suñu ñëwee rek bu soobee yàlla ñu xool niñ koy saafaree baax na dañ doon léegi résumé lan mooy seen kàddu gu mujj ci li sëriñ bi wax ah incha allah moom waaw lu mu wax moom waaw buñ ko amee rek incha allah moom dina ñëw moom waaw yàlla baax na kon ñu ngi leen di ziar di ànd ak yéen sur la TMS TV xanaa di ziar le khalife général l'empereur le maréchal le roi des rois le khalife des khalifes the king le roi médecine traditionnelle the king of the king alors di am mbégte di ànd ak le khalife général Alaaji Thierno Moule Sow kon dégg ngeen li sëriñ bi wax gis ngeen ko moom presque jinne bi ko topp jinne bu doy waar la da koy jëlee ci dëkk bi di ko yóbbu ci àll bi muy def 20 jours 22 jours mu door a dellusi
am na borom kër ñaari yoon waaye ñaari yoon yëpp jotul dem sëy te ñaar yëpp dafa taxalikook ay borom këram kon ngeen gis mu nekk mbir mu yéeme mbir mu doy waar waaye dañu ne kër xalif général fii ku fi dugg jinne bu fi dugg defe naa ni doo génnaat alors ci séance de consultation bi lañ nekkoon sëriñ bi jot na waxtaan ak ñoom alors addiya bi buñ ko indee rek sëriñ bi saafara mbir yëpp comme ni mu amee habitude di ko def loolu nag moo fi jotoogum xew pour le moment gannaaw bi nga xamee ni ci suba dem nañ couvrir leen pour TMS TV jóge fa ñëw def émission Petit Matin dugal sëriñ bi ngeen gis également sëriñ baa ngi fi bi mu ñëwee boobu ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS TV kon Saliou ñi ngi lay jégal kàddu gi. Merci beaucoup Moustapha Fall, vraiment. Donc merci chers internautes de nous suivre sur la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché. Nous sommes toujours avec le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, the king of all the kings, et il est actuellement 22h passées de 22 minutes. Nous sommes toujours en train de travailler dans ce mois béni de Ramadan. Alors vous voyez cette demoiselle devant moi, elle est possédée par un esprit. Donc cette demoiselle qui est possédée par un esprit a eu même à avoir 2 maris, mais elle n'a jamais pu donc rejoindre son domicile conjugal, tout simplement parce que vraiment c'est l'esprit maléfique qui la possède, qui l'empêche tout simplement de se marier et de suivre son mari. Donc vous voyez donc ce que ses parents ont pu donc tout simplement révéler, et elle a eu donc à être amenée voir beaucoup de marabouts mais n'a jamais donc pu être soignée. Donc c'est son grand frère qui a pu voir les vidéos du Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, donc sur la chaîne YouTube, et qui a donc suivi le maréchal depuis qu'il était aux Parcelles Assainies, qui a quand même convaincu sa maman de l'amener ici, sachant que seul le maréchal pourrait être habilité donc à la soigner. Donc vous voyez donc l'esprit donc qui est là, qui l'habite et qui donc la pousse à crier de temps en temps, à dire Wayagamyo, donc au secours, ces genres de choses. Donc vous voyez, son grand frère a même dit que des fois elle prend ses bagages, elle reste donc tout simplement dans la brousse durant 22 jours tout simplement, sans pour autant revenir à la maison. C'est parce que c'est l'esprit qui donc l'amène et qui la pousse à sortir de la maison. Donc c'est ce qui se passe actuellement sur la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché, et nous sommes dans la séance de consultation. Donc le maréchal va tout simplement parler aux parents et leur demander donc ce qu'il faut faire, donc ce qu'on appelle Adia en Wolof. Donc s'il l'amène, Inch'Allah, le maréchal pourra la soigner sans aucun problème. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are here on TMS TV with the Marshal, the king of all the kings, and you see then this very lady, in front of me, who is crying, saying, help me, because she's being possessed by a jinn, a very, very dangerous spirit, which is, just preventing her from just getting married, or from following, her husband, because she got twice a husband, but she didn't, happen to go to just, join her husband because of this very, bad spirit who is just even pushing her to get out from the house and to go to the bush, to the bush, because this kind of spirit is just making her out of the house and making her just inside, the fields. This is really dangerous. And then, her brother, all the brothers were saying that they have been going to see a lot of marabouts without having any satisfaction. That's why, when he was following Thierno Moulay Sow, the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, on the YouTube channel, he knows that only Thierno Moulay Sow would be able to heal this very kind of lady. So now we are just in the singing session. The marshal then will be talking to the parents and see how much they have to give, the amount of money they have to give, so that he could be able to heal this very person, this very lady. So thanks for following us on TMS TV. Thanks for your faithfulness, Moustapha Fall. I give you the floor back. jërëjëf Saliou, macha allah, kon defe naa ni kaddu yi leer na, kon lii day wone que ni rek gis ngeen jinne yi defe naa ni ñooy ruube fu ne ci kaw suuf, fu ne ci àdduna. Jinne yi nag mu nekk lu doy waar. Ngeen gis yàlla suñu borom moo xam lu tax mu wàccee le xalif général ci kaw suuf muy duma jinne yi di leen tuubal fii ci kër gi. Kon ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun di suivre la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboo ak njëriñ. Alors day wax ne ko ni rek
nit ñi war nañ gën a bàyyi xel bu baax a baax di cuuraay volcan Joni Joni bi man ma tuddee ko double volcan Joni Joni ak vite fait nga xam ni soo ko yoree sa kër rek yu mel nii bu la dalee lu mu sori sori rek li ñuy wax fagaru moo gën faju kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la mi ngi commencé mi ngi gis ngeen ko noonu ci caméra bi alors ñu ngi ànd ak Kara gis ngeen ba léegi day ruube kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu jooyi safu ko dara jooyi safu ko actuellement jinne bi mooy ruube nii jooyi safu ko pour ngeen xam loolu mbokk julliti mbokk taalibe yi gis nga jooyi dara safu ko ci dara xoola ni may xoolee ay bët jooyi dara safu ko dara safu ko nee na bu ñu demee tey dootu fi ñëwaat jinne bi mooy wax ni xam na li fi ne jooyi dara safu ko ci day ruube nii rek kon nag moo ngi noonu mbokk julliti mbokk taalibe yi lii nag fii lay xewee ci kër Thierno Moule Sow le khalife général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde bàyyi sëriñ ci papa yi jinne yi kooku mooy kenn ki mooy Thierno Moule Sow le roi macha allah te ngeen jinne bi nee na woy xeggam yooyu ferem boni woy sama ndey yooyu sama pexe yàqu na nga ne ba mu jàkkaarloog Thierno Moule rek mooy pexem yàqu na macha allah bàyyi prince Moule macha allah góoru madame Sow laa ren xam ngeen ne lu jinne fu mu gisee Thierno Moule xam na ne ah ndaanaan baa ngi noonu di dem jinne yi xam nañ ma de dëmm yi xam nañ ma xam nañ kan mooy Thierno Moule macha allah kon nag gis nga ko ruube na ba xolam sedd actuellement moo ngi toog instant bi génn néeg bi rek la bëgg dégagé wu fii rek la bëgg parce que xale bu jigéen bi ñaari sëy yëpp tas na day dem ci àll ba nekk ba ay 20 jours ay 22 jours xam nga ne nit ku normal nga dem ci àll ñi ñaa ngi dem ci kër yow ngay dem ci àll ba xam nga ne kii lu ko yóbbu ci àll ba wax ko de jinne bi moo ko yóbbu ci àll ba yóbbu ko foofu tëddee ko xam nga def kurtu karta yàq avenir am xale bu jigéen bi demul fenn war na mën a nekk ci néegu sëy mais gis nga jinne ay salopard lañu du jinne yëpp nag am na ay jinne yu baax macha allah comme sama jinne yi ma tuubal fii ñooñu moom léegi ñu baax lañu waaye am na ay jinne yoo xamante ay walaakaana lañu dañuy gis xale yi jigéen yi xam nga kii dafa xees xonk jinne yi bu gis nga ko moo ngi may xoolaat xam na ne li ma wax moo ngi may xoolaat ab walaakaana la kàccoor la man dama leen xam jinne yi lu ñu indi ma liir ko dama leen nànd bu baax dama leen xam yàlla nag moo ma jox loolu moo ma jox seen baatin bu baax a baax xam nga ne kii waroon nañ ko bàyyi mu nekk ci sëy mais déedéet jinne bi daf koo dugg di ko tëdde di ko sonal du ko bàyyi mu am jàmm di ko jël di ko yóbbu ci àll ba ay 20 jours 22 jours mu ñëwaat wala mu jóge foofu dem ci beneen dëkk noonu la nar a yàqee àddunaam ba ñu xëy dootuñu gisati kii léegi nag mbokkam yi suñu paree ñu jàppale leen ci kattanu yàlla macha allah waaw defe naa moom sax yàgg na di seetaan TMS TV yàgg na xam lan mooy xew TMS kon nag macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di kontaan bu baax ci weeru koor gi macha allah gis nañ gaay taalibe yi ñoo ngi ñëw bu baax a baax di jàpp ci ndogu bi di préparer affaire yooyu ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm macha allah kon nag ñu doxal ba ci kanam. gis ngeen jinne bi dañ ko wax na dem mu ne demul mu ne woy xeegam yooyu léegi mun ngeen jóg mu dem waaw waxal leen ak moom instant bi jinne bi sax bëggatul dem wax nañ ko ne jóg dem mu ne déedéet waxal mu jóg jéem ko yëkkati ba xam instant bi du jay na ba de jinne bi la na jóg gis nga actuellement gis nga ko gis nga actuellement bëggul dem sax jinne bi ci boppam bëgg na toog ci kër gi gis nga actuellement xool leen li mbokk yi jinne bi ci boppam bëggul dem dafa bëgg a toog ci daaru laahi fii gis ngeen nee nañ ko na jóg dem mu ne déedéet xam nga ne macha allah yàlla moo mën a maye de ah xoola nee na du dem gisoo buñ ko forcé wul jinne bi sax bëggul dem gis nga filmel loolu xam nga ne kër Thierno Moule Sow rek ngay gisee lii ndeysaan dama kaa yërëm sax jinne bi bëggul dem jinne bi bëggul dem
jinne bi sànq dafa ne woon bu demee dootul ñëwaat instant bii la bëggul génn néeg bi xam nga ne kër Thierno Moule Sow son faalaam gis nga bëggul dem xool ko filmé xam nga ne lii kër Thierno Moule lay xewee de lu ne fànn kenn du ko jeex dala coow la gis nga ko macha allah ci suñu borom yaa mun a maye xanaa dang maa may bloqué daf maa may rek bloqué suñu borom bi daf maa may rek bloqué porte yi lu ne fàng kenn du ko jeex. cey suñu borom yaa mun a may daf maa may ba pare bloqué porte yi nag xoola jinne bi nee na du génn jinne bi nee na du génn ndeysaan cey yàlla Thierno Moule rek lay xew. filmel xam nga ne fii lay ñu ne demal mu ne du génn néeg bi xoolal ndeysaan ci yàlla xoolal nee na du génn néeg bi jinne bi nee na du génn nee na du ma génn instant bi kenn mënalu ko dara nee na du génn néeg bi ci yàlla nee na du génn ndeysaan nee na du génn néeg bi nee na du génn néeg bi ndeysaan macha allah kon Saliou gis nga jinne bi nee na du génn néeg bi mu nekk lu yéeme. lu yéeme waaw vraiment yàlla suñu borom rek moo mën a maye. comme li sëriñ bi wax rek. nee na da koo may ba pare bloqué. donc lu ne fàng kenn du ko jeex. ak le khalife général defe naa ni. lii moom defe naa ni donc dafa leer nañ. l'esprit refuse de sortir vraiment de la chambre du bureau du khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc il refuse de sortir, il dit qu'il ne va plus sortir. C'est vraiment bizarre. Et puis au début, il disait qu'il n'allait pas revenir, mais là, il ne veut plus sortir. C'est vraiment incroyable. Donc l'esprit veut rester tout simplement avec le khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc c'est ça. Ses parents devront maintenant trouver donc, la somme requise pour que vraiment le khalife général des djinns puisse le retenir ici. Parce que l'esprit ne veut plus partir. Il sait que vraiment il y a la paix ici. Donc il y a le bonheur ici, il y a la paix ici. Donc c'est pourquoi il veut rester avec le khalife général donc, des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Il demande tout simplement à la maman de la demoiselle de partir. Alors, ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very spirit refusing to get out from the room of, the Khalif General of the Jinn, from the office, of the Khalif General of the Jinn. He refuses to get out, this very spirit. He wants to stay with the Khalif General of the Jinn, the king of all the kings, because he knows that there is peace, love, and harmony here with the Khalif General of the Jinn, the king of all the kings. He's even saying to the mother of the lady just to go and let her hear. So you see that that's what is happening here with the Khalif General of the Jinn, the king of all the kings. The spirit is refusing to get out from the room of the Khalif General of the Jinn. Donc Moustapha ñu gis ko noonu mu nekk lu doy waar jinne bi nga xam ne dafa ne woon bu ñëwee alors bu génnee fii du dellu seeti defe naa ne dootul ñëwaat léegi nag moom des na nee na du génnati nee na nag yaayu xale bu jigéen bi na dem bàyyi ko fii parce que gis na ne fii daal jàmm rek moo fi ne bëgg na daal des ak le khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc mu nekk lu doy waar donc yaay ji jaaxle na mu ngi jàpp ndigli alors mag ji aussi jaaxle na donc mu nekk lu doy waar xanaa rek xam naa khalife général des djinns moo mën a wax ak moom naxtaan ko ba xool nu muy def ba mu mën a génn nekk bi ànd ak mbokkam bu ko defee jinne bi moo fi nekk du xale bu jigéen bi mais nag xale bu jigéen bi mën a ànd ak mbokkam comme ça mu mën a ñëw donc khalife général des djinns yaa ngi dégg mu ngi wax ak dama ko ne jinne mun nga dem après nga ñëwaat jinne mun nga dem après nga ñëwaat yaa après arta nani mbokk yi dégg ngeen nee naa ko jinne mun nga dem après nga ñëwaat waaye instant bi lànk na gis ngeen mbokk yi yàlla nag moo mën a maye suñu borom day maye de jinne ada waa yaade après ara mun nga dem après nga ngeen ñëwaat mbokk yi yéeme na de blocage waaw li mooy blocage yàlla rek moo mën a maye de cey Thierno Moule mbokk yi gis ngeen jinne bi dafa newoon su génnee dootul ñëwaat fii dèjà moom ci boppam bëggatul génn néeg bi xam nga ne kon fii yàlla kese moo fi ne maanaam jàmm moo fi ne lu leer moo fi ne lu wër moo fi ne ndax nag jinne bi nga xamante ne day yóbbu xale bu jigéen bi
plus de 20 jours 21 22 jours ci àll bi mbokkam yi duñu ko gis ah di xale bu jigéen bi am na ñaari sëy mu tas ah léegi jinne bi ñëw na fii nee na du génn néeg bi kon Saliou defe naa ni loolu ay kéemtaan la. ñoom Dagana lañ jóge n'est-ce pas ña nga jóge ba Dagana alors comme niñ ko waxee sànq ak ñi mu àndal day faral di génn seen dëkk di dem ay 22 jours ay ñaar fukki fan ak ñaar. dem ci àll bi kenn du ko gis. jot na am aussi ñaari borom kër waaye ñaar yëpp jotul sax dem sëyi ñu taxali ko donc mu nekk lu doy waar fii nag sànq dafa waxoon ni. day dem waaye fi mu ne nii li ñuy wax blocage bloqué wu na ci biir néeg bi parce que nangootul génn nangootul dem kon ba léegi yéen a ñu suivre sur la TMS TV mu nekk loo xam ni day wane ni rek suñu yàlla suñu borom rek moo mën a maye lii nag du xewee fenn lu dul. kër le xalif général kër Thierno Moule Sow nga xam ni mooy bàyyu jinne ji di papay kaay nax ko xaaral ñu woo maire bi mu jéem ko nax ba xam maire bi nee na dafa bëgg mu dem toog ci biti ba mbokkam yi indi xaalis pour ñu faj ko léegi nax ko ba xam moom de parewul dem ba léegi yaayam mi ngi koy naxtaan pour mu jóg dem waaye nangul génn néeg bi kon ngeen xam ni yàlla rek moo mën a maye ngeen xam ni fii la mbir mi nekk mu nekk lu yéeme gis ngeen Alseyni Sila moo ko téye noonu di ko yëkkati waaye ba léegi nangul dem nangul nee na ko woppam miya nee na ko woppam miya mooy maanaam bàyyi ma man ma dem maire bi sax jinne bi dafa jëppi maire jinne bi sax dafa jëppi maire bi mu ne maire bi woppam boo koy gis ngeen moom nag dafay xaw a nuroog ki fi jóge woon temps yële jóge ngijuloon somon ñoom ñaar teg waaw ki jóge woon ngijuloon somon te sëriñ bi génne fanweeri jinne ci moom ñoom ñaar dañu xaw a am trait de ressemblance mais également ni muy waxee sax ñoom ñaar dañu xaw a nuroo également kon mbokk yi ba léegi yéen a ñu suivre sur la TMS TV ngeen gis Alseyni Sila mi ngi taxaw ci wetam di ko jéem a yëkkati ñeneen ñi également ñi ngi ko doon yëkkati waaye daal moom lànk na kandang ne du génn néeg bi. jéem ko nax ba xam mel ni jéem ko blocage nax yow ba xam. nga nangul dem. nangul dem jëla. gis nga ko mooy commencé dóore. ana Diop ak Yaan ma ñëw leen naxante ak moom. ana Diop ak Yaan ma nañ ñëw. defe naa ni léegi solution xool da ngeen di naxante ak moom. naxante leen nañ naxante ak moom rek. naxante leen ak moom naxante leen ak moom. ma ne ko naxante bi sëriñ bi waxee daal Diop ak Yaan ma ne defe naa ni léegi solution am. kon ba léegi yéen nga ne lii dafa daw yaram ah. dafa daw yaram c'est grave ah yàlla suñu borom rek. c'est grave ndeysaan ah. moo mën a maye. kon ngeen xam ni gis nga ndeysaan yàlla rek moo mën a maye. ngeen ñu suivre sur la TMS TV ak. Kara 221 mooy filmé noonu ci image yi ba léegi yéen ñu suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu. Lambo njëriñ gis ngeen yaayam ba léegi mi ngi wax ak moom mu nekk loo xam ni lu doy waar la fii ci kër xalif général di kër Alaaji Thierno Moule Sow donc kon Saliou en résumé rek ñu daal di tëj ngeen teg seen loxo foofu ba ci kanam ñu daal di ñëwaat.